amaat nañu mbégte dellu siwaat ci seen mercredi bi ñu jagleel lépp li nga xamante ni tukkee na ci conseil des ministres ci njiital son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd kook élimaane jëwriñam Ousmane Sonko mboolem décision yi ñu fas yéene ko faram-fàcce ma ànd kook sunu naataango Abdoulaye Ndiaye waaye laataa may ñëw ci Abdoulaye dañuy nuyu soppee xarit yi ñëpp ñi nga xamante ni yéen a safo Sénégal 7 l'actualité à temps réel yéen ñi ci réew mi ak biti réew. Alors niki noonu Abdoulaye beneen numéro ci semaine bi ñu jagleel ko conseil des ministres ak mboolem xibaar yi fa tukkee waaye laataa loolu ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la dalalati sur Sénégal 7. jërëjëf yaa Moussa ñu ngi lay fay nuyoo di am mbégte ànd ak yow ci jotaay bi ñuy wax conseil des ministres nekk un rendez-vous important ñu ci profité également di nuyu tous nos amis fidèles téléspectateurs ak internautes yi ñuy bàyyi xel actuellement di ci profité di souhaiter joyeux anniversaire à donc Papa Ngueye Ndiaye yàlla def ko fan gudd ak wér et toute la famille yàlla def leen tawfeex di ci nuyu madame Ndiaye donc ànd ko ak toute la direction di ko wax rek ne ko yàlla may fan gudd ak wér gi yaram di rek kon fas yéene bu ci rek ginnaaw loolee fas yéene dugg kon ci jotaay bi ginnaaw bi ñu nuyoo Ismaïla mi nga xamante moom moo nekk ci réalisation bi. ok amatina solo Abdoulaye Ndiaye waaye niki noonu xam naa tomb wu njëkk wi dañ koy jagleel communication bi nga xamante ni moom son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko parce que nag dañ nekk ci benn mois bu particulier mu tombeek fête ci sunu mbokk catholique yi waaye tamit ñuy waajal li nga xamante ni moom mooy fête nationale bi 4 avril gi Thiès war ko accueillir. fan la njiitum réew mi ubbee Abdoulaye Ndiaye conseil des ministres. yaa Moussa conseil des ministres ni mu ko baaxoo di defee di ndajem yalimaane jëwrin yi nga xamante ni ci kilifteef président de la république lay am di kilifa ak réew mi amal nañ ko tey ci mankaanam benn fan ci weeru avril 2026 ci àllarba muy bu njëkk ci at ci weeru wi nga xamante moom la ñu dugg di weeru 4 avril njiitu réew mi nag daan nay kon accès communication ci ay points yu am solo waaye bi jiitu ci donc au titre de la communication du président de la république dafa ñëw ci feetuk Pâques bi nga xamante ni ñi ngi ci nekk nii ak sunu mbokk jàngu bi di chrétien yi le président de la république nag door ab communication di xamle lu jëm ci semaine sainte maanaam ay bés boo xamante ni ay bésu diine la gu sell ci wàccaay ko lii di kon fête de Pâques bi nga xamante ni ma ngi cay adressé ay félicitations maanaam ay sargal ak i ndokkel jagleel ko ci ñi nga xamante ñoom ñoo di kon suñu mbokk jàngu bi rawatina la communauté chrétienne laataa rek muy ñaanal sax mboolem nation bi di Sénégal gi yëpp mu nekk daal ci réew moo xamante ni réew mu jàmm lay doon réew mu yokkute waaye mu dimbalante di Sénégal de paix de solidarité et donc de prospérité dans la solidarité maanaam yokkute gu ànd ak fekk ak lëkkaloo jàmmaloo ci réew bu Sénégal fépp ci biir territoire bu Sénégal nag mu ngi sàkk gouvernement bi mu taxawal ay jumtuwaay yoo xamante ni ak lépp lu jëm ci matuwaay ba lépp lu jëm ci célébration bu Pâques bi mu mën a am dans les conditions idoines mu nekk loo xamante ni ci sur toute l'étendue du territoire dina am mucc ayib yaa Moussa. alors li ci topp lan la Abdoulaye Ndiaye ci communication bi. ci atum maanaam ñaareelu at bi mu accéder au pouvoir en deux de l'accession à la magistrature suprême et mise en œuvre de l'agenda national de transformation di kon ñaareelu ponk bi nga xam ne moo di ñaari at bi mu accès ci kilifteefu réew mi moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak li nga xam te tëral nañ ko ci ay doxalin ngir fas yéene sopparañi Sénégal gu naat ñuy wax agenda de la transformation autant pour moi muy fàttali rek ci prestation de serment bi mu doon amal maam bi muy waat ci kanamu askan bu Sénégal le 2 avril la woon 2024 kon loolu nag di yamoo ko li nga xamante moo di suba président de la République nag kon di remercier le peuple sénégalais bi nga xamante ni kon am na confiance ak engagement boo xamante ni dañ ko def jëmale ko ci li nga xamante moom moo di kon anam gi nga xamante ni moom lañ jëmale projet yi nga xamante moom moo soxal taxawal réew mi ci wàllum transformation boobule di réew moo xamante daal am na sax lu mu fësaloon di SND di ab kuréel goo xamante ni tam jëm na ci wàllum New Deal technologie ak états généraux yi nga xam ne amal nañ ko ci wàllum kon secteur yu bëree bëri am na document d'orientation ak de cadrage référentiel
préférence bi nga xamante président de la République kon moom yooyu yëpp tax na ñu mën a li ñuy wax amorcer une transformation véritable du pays dans toutes ses dimensions composantes mu nekk loo xamante ni kon njiitu réew mi daan na koy fësal bu baax a baax ci kon jamono ji nga xam ne accès dina ci réew bu Sénégal nga mu nekk loo xamante daal fës na muy souligner lu jëm ci kon li ñuy wax la délicatesse de la phrase donc de correction et de restructuration engagée enregistrant donc des avancées notables parmi lesquelles donc la présentation de l'audit des finances publiques ak li nga xam ne mooy de l'application de la vision Sénégal 2050 mu nekk loo xam ne daal fësal na ko jamono ji ci effort yi nga xamante ni ba ñu accéder ci pouvoir ba léegi daan nañ koy concentrer maanaam daan nañ koy sóob ci biir réew bu Sénégal moom njiitu réew mi kon loolu lépp daan na ci indi ay yaatal yu am solo ci sax noonu ni muy rëy fàttaliwaat maanaam bëgg-bëgg ak sóoboom ci volonté am accentuer les réformes pour la modernisation de la justice maanaam gën a yeesalaat suñu bànqaasi réew mi ci wàllum yoon ak lu ñuy wax la transparence dans la gouvernance également publique et donc la reddition systémique donc des comptes loolu bokk na ci li nga xam daal en tout cas fës na ci communication bi nga xamante ni fësal na ko ci ndajem conseil des ministres bi nga xamante ni am na ni ki tey jii ci li nga xamante moom moo di kon ci àllarba ji benn fan ci yoru avril ci bànqaas yi nga xam ne daal bëgg nañ ko daal di gën a accentuer ci secteur yu am solo yi nga xamante ni fës na bu baax a baax kon ci li nga xamante moom moo di kon ci réew bu Sénégal ki nga xamante ni le 2 avril la defoon lii di ab serment waat ci li nga xamante moo di kon kanamu peuple sénégalais kon daal loolu mooy liñ ci mën a tënk ci l'an 2 yi nga xamante ni moom son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye daan na koy def ci boppu réew bu Sénégal ci li nga xamante daal noonu la ñu fësalee lu nu mel ginnaaw bi nga xamante sax fi ñuy jeexale mooy presse bi nga xamante ni daan nañ ko woon lancé dans ce siège il donne instruction au gouvernement d'accélérer l'exécution du plan de redressement économique et social mooy pàcc bi ñu laal ngir gën a taawu koom-koom bu réew bu Sénégal jaarale ko ci li ñuy wax la mise en œuvre de nouvelles politiques agricoles et industrielles le développement donc de l'économie sociale ak solidaire ak la régularisation donc sur la stabilité donc bi nga xamante ni am na ci wàllum li ñuy wax ci lu jëm ci lu soxal maanaam économie sociale ak solidaire ak fexe ba prix yi nga xamante moo di jaba yi ci marché bi njëg yi mën a nekk loo xamante daal dana mucc ayib muy sàkku tamit ñu gën a bàyyi xel dialogue social di diisoog waxtaan woowu yi nga xamante ni dina indi dal ci secteur névralgique yi nga xamante ni maanaam lu ci mel ne gën a yaxanal qualité des services publics fexe ba askan wi ci services publics yi lépp mucc ayib ñu mën fay dem ak dikk waaye tamit lu jëm ci wàllum investissement public yi ak it lu jëm ci jëmmal ay taxawaay yoo xamante dina jëm ci pôle territoire yi ñu gën ko jëmal ci gox goxaat yi loolu lépp bokk na ci li nga xam daal en tout cas ci pàcc bi mu soxal en deux bi muy tënk ne daal am na jéego yoo xamante ni ci durant bi nga xamante ba léegi mi ngi ci bopp réew mi ci tënk yaa Moussa bokk na ci lu ñu jot a réaliser fi mu nekk nii. macha allah am na solo le 30 mars gi nu génn nekkoon na bés bu am solo ñu koy wax semaine nationale de la jeunesse. njiitum réew mi demoon ci fële benn dëkk ñaari Thiès tax na ci biir conseil des ministres defe naa point boobu nga war a ñëw indi ci yaatal mu di centralité de la jeunesse dans les politiques publiques mu mel ni réew mënta dem te du bàyyi xel lii di ndawam ndax defe naa ku sàgganee sa ndawi réew sàgganee sa ëllëg réew Abdoulaye Ndiaye. mi ngi noonu nit ki kon ni nga ko waxee sànq rek barki démb wala bokk ci en tout cas démb wala barki démb ci ndaje mi nga xam ne mi nga doon amal ci stade Lat Dior bu Thiès ci lancé li nga xamante moom di ndaw yi ak ay bés bi ñu leen jagleel yaa Moussa bokk na ci kon li ñuy wax centralité de la jeunesse dans les politiques publiques fexe ba daal ci les politiques publiques jeunesse bi mën cee gis seen bopp bu baax a baax ginnaaw bi mu ko kon présidé ca Thiès le 30 mars 2026 di barki démb cérémonie d'ouverture boobay jëm ci semaine nationale de la jeunesse le chef de l'État nag daal day jaajëfal bu baax jëwriñ ji ñu dénk ndaw yi ak wàllum tàggatu yaram ki di ki nga xamante moom moo di kon soxna madame Khady Diène Guèye kon mu rafetlu bu baax taxawaayam bi mu am ci wàllum woowee ci bànqaas bi mu ko dénk waaye tamit daal di rafetlu jaajëfal autorité administrative yi nekk foofee ak local de cette région maanaam ñi nga xam ne ay kilifteefu ndombal tànk moo xam yi ne ci état bi wala yi nekk ci gox ba yëpp ca région ba délégation yu ñëw ci région bu ci nekk ak mboolem li nga xam ne moo di seen taxawaay ba ñu mobiliser wu ngir ndaw yooyu yëpp mën a teewee bés boobee ci nag noonee sax bokk na ci ndaw yi nga xamante ni maanaam ci lu jëm ci politique publique yi ak rôle
primordial taxawaay bu am solo bi ñuy amal ci suqaliku koom-koomu réew bu Sénégal loolu nag mi ngi fàttali yélimaane jëwriñ ji njariñul ak taxawaay gi ñu ci war a am ba yokk njàng mi mu gën a ñoŋ loolu la ñuy wax renforcer l'éducation ak it ni ñu leen war a taxawoo taawu leen di l'encadrement ak la formation tàggat leen ci wàllum formation professionnelle ak technique di wàllum xarañteefu googee ci wàllum employabilité des jeunes ci am xëy tamit loolee lépp ci njiitu réew mi tamit sàkku na ci gouvernement bi mu gën cee baral ay jéegoom ba daal département bu ci nekk li ñuy wax le développement des infrastructures sportives ak de promotion de la jeunesse ñu mën ko jëmmal ba assurer li ñuy wax une mobilisation des jeunes à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026 ñu mën leen cee waajal bu baax a baax ci ndaw yooyu ba ñu mën caa am ak takku ak taxawaay loolee sax mi ngi sàkku ñu gën cee sóob jeunes yi ndaw yi ba li ñuy wax la gouvernance publique maanaam fa ñuy na sakanoo ci yorenu càccef gi ñu am ca taxawaay gu am solo goo xamante ni dana fës moom njiitalu réew mi président de la République mu ngi sàkkoon ci ministre bi ñu dénk wàllum ndaw yi ak tàggatu gi di wàllum sport tàggat yaram googee mu waajal li ñuy wax taxawal ab conseil consultatif des jeunes du Sénégal boo xamante ni moom sax dana ko jiite lu mu néew laataa ñuy dem ci juin 2026 kon loolu daal bokk na ci ponk yi nga xam ne yaa Moussa bokk na ci li fës ci ñetteelu communication bu ki nga xam ne moo di président de la République. njàngum école Jules de Ferry bi moo gën a fës ci réewum Sénégal waaye mel na ni nag nguur gu bees gi ñoom nangoo ñoo sàggane taxawaayu daara. Abdoulaye mu mel ni nag daara am na rôle gu am solo gu muy joué ci doxinu réew ba tax na conseil des ministres bi su tey ji am na xët gun ko ci jagleel nga daat koy faram-fàccee boobu le rôle majeur bi nga xamante ni daara defe naa bu ngeen ko déggee mooy njàngum arab gi rax ko nag ak li ñuy tuddee njàngum diine islam alxuraan geeg yi ci ànd Abdoulaye Ndiaye. mangook ni ki kon fan yi la président de la République kon doon ko jiite ci li nga xamante moom moo soxal kon xew-xew bi nga xamante ni ñu ko duppee journée nationale des daara maanaam bëccëg gi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel daara yi njiiti réew mi nag moom moo ko daal di jiite ci nag teewaay daanaka ñu ci bëri ñoo xamante ay kilifa yu mag moo xam fu ñu mën di jóge ñuy wax des parties prenantes moom président de la République nag mi ngi jaajëfal tamit jëwriñ ci ñu dénk wàllum njàng mu digg doomu yi ak mboole mi kilifteefu ci wàllum njàng ak lëkkalookat yi di partenaire ba ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi sóobu ci daara di ay cadre ay acteurs de daara ngir seen taxawaay gi ñu am ci li tax daal ñu mën a rek amal li nga xamante moo di ndaje moom mi nga xamante ni dana am solo lool waaye tamit ñu fexe ba li nga xamante moo di assise nationale des daara yooyu nga xamante ni daanaka la ci toqe ko dana nekk loo xamante ni dana am njëriñ lool ci bëccëg gi ci noonu sax mu sàkku ci gouvernement bi mu waajal bu baax a baax maanaam wéyal dialogue bi maanaam di gën di diisoo ak di waxtaan ci li nga xamante moom moo di kon tolluwaayu réew mi nga xamante moo di réew bu Sénégal dialogue nag jàpp ne dafa war a permanent ngir nag daal acteurs yi ñu nekk yëpp ñu mën cee taxaw ngir ñu mën a appliquer li ñuy wax recommandation consensuelle yoo xam dina jóge ci assise nationale yooyu mën ko jëmmal dès lors ki nga xamante moom moo di kon dès lors le ministre de l'éducation nationale ak le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et technique mettront en œuvre un programme intégré de soutien aux daara afin d'asseoir leur place déterminante dans la consolidation du système éducatif et leur contribution au développement économique et social maanaam mi ngi sokk ci gouvernement bi mu wóyal waxtaan bi dialogue yi nga xamante ni dafa war a permanent mënul ñàkk am na solo lool waaye tamit fexe ba li nga xamante moom moo di kon lépp lu mën a tax ñu mën a tàggat ndaw yi waajal leen ba ñoom daal lépp loo xamante ni mooy soqali koom-koomu réew bu Sénégal ñoom ñii daal kenn du leen ci wax cam danañ ci am taxawaay gu mucc ayib. defe naa nguur gu bees gi dañ leen di bàkkee nguurug jubal jubanti ba tax na ci wàllu transparence nag ndax dañ naan Sénégal am nañ pétrole am nañ nangam ak nangam gaz ak yooyu waaye problème de transparence dafay faral di posé wu Abdoulaye Ndiaye ba tax na bésu tey jii ci conseil des ministres defe naa ni nguur gi am na taxawaay ak taxaw seetlu goo xam ne def nañ ko ci nga leeral ko Abdoulaye Ndiaye. loolu la ñuy fàttali ne mooy transparence dans la gestion des ressources naturelles maanaam lu leer nañ ci gànjar gi balle ci suuf si ñu wax ressources naturelles loolu nag nekk loo xamante ni maanaam dafa nekk ci xolu doxalinu ko état bi maanaam ci priorité la bokk au cœur des priorités le chef de l'état nag mi ngi féliciter gouvernement bi ak comité national ITIE bi nga xamante ne ni ak son président ñu daal di rek kon maanaam am taxawaay gu am solo ak l'ensemble des acteurs même publics ak même privés ñu privé impliqué dont le travail conjoint a permis d'améliorer le score global du Sénégal 89 avec sur 100 avec la mention très bon mu mel ne kon jàpp nañ daal bu doon njàng la ñu jàpp ne
am na ay jéego yu am solo yoo xamante ni am na ci wàllum exercice de validation 2025 bi léegi nag ci noonu sax njiitu réew mi jàpp bu doon njàng la bu doon point la am nañ 89 sur 100 maanaam sur 100 muy ay bu doon note la ñu ne très bon lañu am ci lu jëm ci gestion des ressources naturelles yi rawatina extractives yi loolu nag mi ngi jaajëfal bu baax kon moom mi ngi sàkku bokk ci premier ministre mu daal di bàyyi xel maanaam veille ak mboolem ministère yi concerné loolee maanaam ñu daal di rek kon fexe ba gën a dëgëral consolider les acquis maanaam gën a dëgëral dooleel li nga xamante moom moo di li ñu jot a am ci wàllum jéego yooyu ci notation ci wàllum léegi di ressources naturelles yi nga xamante ni jot nañ ko amal mu nekk loo xamante ni rawatina ressources industrie extractive yooyu yi ci transparence bi kon jàpp ne daal positif boobee mu positif buñ ko seetaan nañ ko ay acquis yoo xamante ni war a mën a suuxat bu baax a baax ba gën koo jëmbat gën koo rek mu am meññeefteef bu baax a baax ci li nga xamante moo di jeexantalu askan bi nga xamante ñoom daal lépp ci ñoom la war a mujjee muy insister également ci li nga xamante moom moo di kon recommandation yi nga xam ne ak mesure corrective yi nga xamante war nañ ko jël jëmale ko ci lépp loo xam ne jàpp nañ ne am na ci ak sooxe ñu mën ko daal di saafara bu baax a baax loolu tamit bokk na ci li nga xamante kon moom président de la République moo ngi koy sàkku ci yëlimaani jëwriñ ji waaye bu weesoo loolu tamit bokk na ci beneen ponk mooy mi ngi insister sur le contrôle des ressources naturelles la gouvernance des politiques publiques des secteurs des hydrocarbures et des mines, les fonds destinés également à la gestion environnementale, à la gestion donc autant pour moi environnementale et au développement des collectivités territoriales et des communautés de base concernées par l'exploitation minière ainsi que les moyens et ressources destinés au moment du comité national ITIE maanaam muy insister ci li ñuy wax le contrôle des ressources naturelles ñu bàyyi xel contrôle baax suñu ressources naturelles yi waaye tamit ci la gouvernance des donc li nga xam ne moo di kon entreprises publiques ak ñi nga xam ne ñoo di secteur hydrocarbures yi ñëpp ñu ngi ci wàllum gànjar googee ba ci mines yi ak fonds yi nga xam ne moo jëm ci li ñuy wax la gestion bi am ci wàllum li nga xam ne moom moo soxal kon environnement bi ak développement de liy suqali gox-goxaat yi ba ci sax lii di mboolem ñii di communauté de base yi nga xamante ni mbir mi soxal na leen ci wàllu exploitation minière yooyu ñu fexe ba daal moyens ak ressources yëpp yoo fee destiné mu nekk loo xam ne dana fës loolu ci comité national ITIE boobee kon loolu daal bokk na ci li nga xamante président de la République daal na koy àddu ci communication jagleel ko renforcement de la transparence dans les industries extractives. alors ci moom njiitum réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci moom la ñuy des comme ni nga ko waxee léegi ndax am na loo xam ne wàllu agendaam la te am na ay doxu nemmeeku ci wàllu lëkkaloo ak yenn réew yi Abdoulaye nga leeral ko. daan nay leeral ci agenda moom président de la République le chef de l'État di informer conseil bi ginnaaw bi mu bokkee ci amalee ab visite officielle foofee ci royaume d'Espagne ci ñaar fan ak ñeent ba ñaar fan juróom-benn ci weeru mars bi ñu nekk la 2026 ci ki ko nag nekkoon ganuk kii di majesté sa majesté le roi Philippe donc VI bi nga xamante moom moo kon yeesalaat bu baax a baax ay ngërëmam jëmale ko ci kon roi boobee moom président de la République ginnaaw bu mu ko remercier ci dalal gam ko dalal mu nekkoon ganam tamit ak président du gouvernement espagnol bi tamit jaajëfal na leen kii di Pedro Sanchez bi nga xam te aussi ak mboolem ñii di peuple espagnol ci dalal gi ñu ko dalal ak teertu gi ñu ko teertu ci anam gu mucc ayib déplacement boobee nag la tax mu seqi jéegoom dafa jëm ci li ñuy wax la qualité li nga xam te moo di taxawaay ak rafetaayu ko relation yi nga xamante ni ñaari réew yi am nañ ko mu nekk lu ndaje mu am solo moo xamante ni amoon na sax foofee ca palais royal bañ ko dalaloon dalal gu neex koo xamante ngan la gu am solo gu mucc ayib résultat yi ci tukkee nag mu nekk loo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko bokk na ci li ñuy wax li nga xamante moom moo soxla kon l'élévation de la coopération au niveau de partenariat stratégique global et l'adoption donc de partenariat entre le gouvernement durable Espagne Sénégal maanaam la ca gën a fës mooy lëkkaloo gi ñu gën a kaweel yokku lool daraja ja ci diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Espagne nga xamante ni daal ci wàllum suqaliku danañ ci am jëflante gu am solo goo xamante ni am solo loolu sax tax na ci 2026 ba 2030 Sénégal Espagne googee ñu am ab koppar goo xam ne jukki nañ ko seen gafaka ñoom réewum Espagne mu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukki millions yu euro yoo xamante ni jëm ci wàllum investissement espagnol tamit ci vision Sénégal bi nga xamante ak projet prioritaire yi nga xamante ni dana tax daal ñu
mën a gunge tamit organisation des JOJ des Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xamante ni Dakar moo koy dalloo fii ci Sénégal. muy la décision de la coopération bi nga xamante ni dans les domaines ciblés et la signature donc bi nga xamante ni moo am ci lii di kon wàllum juróomi instrument yoo xamante ni dina bokk ci yoo xam ci wàllum yoon la jëm ci coopération bu ñuy lëkkaloo ci visite boobu sax njiitu réew mi daal nay kon jiite forum économique maanaam ndajem économie boo xamante ni mi ngi am solo goo xamante ni ñi ngi ko jagleeloon Sénégal mu dalal fa ay investisseurs ñoo xam ne kat ay koppar daal mën nañ koy yóbbu ci réew di ca sóob seen loxo waaye tamit ay njiitalu këru liggéeyukaay ci réewum Espagne foofee ca tugal nga xamante ni ak i tamit njiitalu politique ba ci sax président bu gouvernement bu région des Canaries ak communauté sénégalaise bi nekk foofee ci Espagne kon mu nekkoon donc forum bu am solo boo xamante ni lu ci ëpp daan nañ ko ci amal ci yaatal ci sax boobu la visite njiitu réew mi tamit daan nañ kon fësal bu baax a baax leneen loo xamante ni jëm na ci maanaam gisee koo xam ne gis na ko tamit ak yeneen kilifa ci wàllum investissement ngir lépp rek daal di ma dem mucc ayib kon loolu daal ci agenda njiitu réew mi yaakaar naa ne moo ci gën a fës ñu jàpp xam ne rek ne kon bi agenda amul tukki gum ci def waaye tukki gum defoon la fësal ndax xam naa ne président moom comme day waajal feetam gaw ma ne fii nii dina mën a tukkiwaat génn réew mi. bi muy ñëw sax am na koppar yoo xam ne nag. jox nañ ko. waaye nag muy leer. don la waaw de près. du près de ndax coowal bor mi ngi lëmbi réew. waaye nee nañ don la du près de. du près te Abdoulaye. tey nag balaa ñoo yëkkati jotaay waxtaan xam naa ne namm ngeen ko. dina am taxaw seetlu yu ñuy def parce que tamit nag actualité laaj na ko. te public bi ñu ngi koy demande alors Abdoulaye. ginnaaw njiitum réew mi defe naa ki ci topp mooy élément jëwriñ yi. comme dañoo nekk ci semaine nationale de la jeunesse moom it ak seen communication ci ndaw ñeeg seen taxawaay. nga leeral Abdoulaye. waaw ginnaaw président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu fégalee yélimaane jëwriñ ji moo ko feelu ci communication moom monsieur le premier ministre nag jiite na présenté na communication ci point yu am solo. njiitu réew mi nag ñëw na ci li ñuy wax maanaam le rôle de la jeunesse dans la politique de transformation du Sénégal à travers le service civique national maanaam ci li ñuy wax wàllum daal comportement yarin ak loo xam daal dina tax ñu gën a am comportement yu baax ci réew mi loolu nag ndaw yi dañ ci am lool mënuñoo soppal ñi Sénégal am ci taxawaay goo xamante ni dañ ko ci def te ñoom ndaw yi amuñ ca boobu lépp taxawaay tax na yélimaane jëwriñ ji ni jàpp ne encadrement boobee nag ak mobilisation de la jeunesse ngir assurer la ñuy wax une contribution optimale à l'œuvre de construction nationale demeure une priorité absolue pour également le gouvernement. Il estime que le développement durable d'une nation repose autant sur des performances économiques que sur la qualité de son capital humain et la solidité de ses valeurs civiques. Pilier essentiel de la cohésion sociale et de la stabilité institutionnelle. À cet égard, le service civique et le volontariat apparaissent comme des instruments privilégiés de formation citoyenne, d'engagement collectif et de mobilisation des jeunes, en particulier autour des projets utiles à la société. maanaam jàpp na ne mun ñoo tabax nation tabax réew mi tëgg réew mi te rek ndaw yi maanaam soobuñ leen ci waaye soob gañ leen ci soob ndaw yi am ak jikkoo goo xamante ni kat mu ne su ko ñàkk a génn ci doxalinu réew mi ndax bànqaas yi la bokk na ci projet yi nga xamante ni dafay am solo lool ngir ñu amal ko fa la budd ñu encadrer leen ci manière collective waaye tamit fexe ba li nga xam ne moom moo jëm ci mobilisation des jeunes ñu gën leen a taxawu goo xamante kat ñoom ñi kenn du leen wax cam premier ministre nag daal di fàttali ministre ci initiative yi nga xamante ni en cours de réalisation dont l'érection d'un centre de transformation systémique à vocation africaine et des centres civiques des métiers dans les territoires maanaam am na bërëbu sàkkukaayu xam-xam boo xamante ni daañu ko jëmal ci gox-goxaat yi mu nekk loo xamante ni dina tax daal ñu gën a sóob ndaw yi ci taxawaay goo xamante nañ ko am ci seenum réew waaye tam dañu fexe bu lu jëm ci wàllum valeur civique yooyu nekk ci ñoom kat nekk goo xamante ne mucc ayib fépp ci réew bu Sénégal waaye noonee tamit daal ni fàttali jéego yi nga xamante def nañ ko ci la promotion les actions de promotion du civisme maanaam ci wàllum civisme acte civique yooyu ñuy wax noonu ci wàllum civisme ci wàllum jikkowoo yu baax ci wàllum comportement ci wàllum waxin ci wàllum doxin jëfin
loolu lépp jàpp na ne nekk na loo xamante ni kat wax dëgg fa yàlla war nañ cee gën a mën a taxaw ndax dina tax sax suñu mbatit ñu gën ko caa mën a sàmm waaye dina tax li nga xam ne moom mooy jëm koon ci li ñuy wax suñu patrimoine loolee nag nekk loo xamante aussi dana ca am taxawaay gu mucc ayib maanaam li ñuy wax li nga xam ne moom nañ wax tamit wàllum mbatit di wàllum culture bi nga xamante ni dana am solo lool ñu mën ko ci daal di jëmmal moom kon Yélimane jëriñ ji loolu bokk na ci li nga xam ne accès na ko ci communication ci wàllum aspect civique boobee nga xamante fës na jamono ji ñuy doon waajal bëccëg gi nga xamante ni ñu ngi koy amal ñuy wax célébration de la semaine nationale du volontariat l'appel à l'action également bi nga xamante ni am na ci li nga xam ne moom moo soxal li ñuy wax donc l'action pour l'année internationale des volontaires pour le développement durable et la journée internationale des volontaires, la tournée de sensibilisation ak la citoyenneté active ainsi que les vacances agricoles citoyennes di jëm ci vacances yoo xam ne ñu ngi koy jagleel askan wi loolu lépp bokk na ci li nga xam ne kon Yélimane joriñ ñi daan na cay addu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di kon wàllum aspect civique boobule. Beneen ponk tamit mooy annoncé na ay dogal yu ñuy jëmmal bokk na ci li ñuy wax programme boo xamante ni kat day jëm ci li ñuy wax programme de recours au volontariat des seniors le renforcement de l'éducation civique dans le cadre de la révision du curricula d'enseignement maanaam ak la ñuy wax tamit l'élaboration de la documentation relative au cadre national de concertation sur le civisme et la citoyenneté active, la finalisation du décret d'application de la loi d'orientation générale sur le volontariat et du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement également jëmale ko ci de la direction générale du service civique national bi nga xamante aussi di DGCNV nga xamante am na solo ak la mise en place du comité national des acteurs au volontariat unique donc du volontaire nekk loo xamante ni kon daal associant les principaux acteurs donc non étatiques loolu bokk na ci li nga xam te moom fës na ak li ñuy wax ak le guichet unique du volontariat nga xam jëm na ci new dit bi ñu doon lancé keroog di ko ci fësal jàpp na daal jumtuwaay yëpp falaa pour dañu jëmmal ko ci wàllum citoyenneté ci wàllum civisme ngir gën a taxawu bu baax a baax suñu maalum comportement yi am na sax loi d'orientation boo xam ne war nañ ko finaliser ak décret d'application ba ca aju loolu lépp bokk ci wàllum volontariat bi nga xamante ni am na solo lool ak programme bi ñu jëmale ci wàllum recours au volontariat des seniors ñi nga xam daal ay kàngam nañ te ay mag lañ ay kilifawu nañu lool ci liggéey bi te jiitu ca njëlbeen ñu mën caa am ak dabu gu am solo yaa Moussa lii bokk na ci ponk bu mu njëkk a fësal. fii ñuy jeexalee laataa ñuy tëjee kàddug ministre yi ci des mooy dafa mel ni Yélimane jëwriñ ñi wàllu science technologie xarala yi bees yi fi jamono toll ñor na ko ba tax na am na leeral yu mu indi ci wàllu woowu Abdoulaye Ndiaye. waaw am na solo ni nga ko waxee sànq yaa Moussa ginnaaw mi mu fégalee ci ponk boobee mooy li ñuy wax refondation des sciences technologiques ingénierie ak mathématiques dans le cadre de l'agenda national de transformation. Le premier ministre daal ne kon bàyyiloo xel li ñuy wax maanaam la transformation requiert un vivier conséquent donc de talents techniques et scientifiques en soulignant les besoins en techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs et professionnels capables de porter des grands projets structurants qui donc jalonnent la feuille de route de l'agenda national de transformation. Or, selon lui, les résultats du baccalauréat 2025 révèlent une situation en défaveur des filières scientifiques, ainsi les séries donc littéraires concernant également série littéraire concentre à elle seule la quasi-totalité des candidats inscrits. Par ailleurs, des académies entières comme celle de Kaffrine, Louga, Matam et Sédhiou n'ont pu présenter des candidats au baccalauréat technique. De même, les séries scientifiques ne donc concernent qu'un nombre marginal d'élèves sur les 70 388 bacheliers admis en 2025, seuls 15 également 15 888 le sont dans la filière scientifique et technique, donc contre 59 975 dans les filières littéraires. Donc déplorant cette inadéquation structurelle entre notre système éducatif et les besoins de notre économie, et rappelant
que l'agenda national de transformation exige également des compétences techniques pointues dans des secteurs aussi vitaux que l'agriculture, la santé, l'innovation, l'énergie, les mines et la transformation également. La transformation industrielle bi nga xamante aussi fës na jamono jile jëm ci li nga xamante moo di kon wàllum xarala yi maanaam liñ ci bëgg a tënk rek mooy fi mu nekk nii daal ci njàng mi dañoo war a tëggaat suñu njàng ci xarala yu yees di li ñuy wax wàllum refondation des sciences techniques ak ingénierie ak mathématiques bi nga xamante ni ci cadre ci agenda de transformation bi daf ci am pàcc bu mu solo Yërmande Jëwriñ nag dafa seetlu bu mu seetlu mooy daal fi mu nekk nii daal li nga xamante moom moo di bu ñu bëggee am ab réew mu suqaliku dox lool voilà bu doon ñuy jàng ci njàngum xarala yi am ci ay jéego yu am solo yoo xam ne daañu ko ci def waaye dafa seetlu ne am na matière yu bëri yoo xam ne dafa tumuranke ci wàllum science yi te gis ne sax am na ay gox yoo xamante ni bu ñu leen fa seetloo mooy néew na lu ñuy présenté ay candidats yu yëngu ci wàllum bac lim nañ ko sànq ci réew yooyee bokk na ci lu ci mel ne li nga xam ne moom moo di kon dëkk yu ci mel ne kon Kaffrine Louga ak Matam daal ñoom ñi daanaka jafeel na lool ñu mën a am ay élèves candidats yu nekk ci baccalauréat technique ñi yëngu ci wàllum bac xarale yooyu ci même série scientifique yi tamit sax am na ci ay élèves yu bëri yoo xamante ni booy xool ñu ngi ne si boo xoolee li mu lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi junni ndongo yu tof aslëf maanaam booy xool yu teg juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett maanaam 77 380 bacheliers yi at mi ci atum 25 bi ci seen biir booy xool daanaka ñi nga xam ne ñoo nekk ci série scientifique yi tolluñu àgguñu sax ñaar fukki junni maanaam 15000 fukk ak juróomi junni donc yu toll juróom-ñett fukki téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett maanaam 15888 ñoom ñoo ci am li ñuy wax ñoo nekk ci filière scientifique ak technique ñu méngale ko loolu bu ñu xool ñi nekk ci série littéraire yi filière yooyu ñu ngi toll ci 59,575 maanaam juróom fukki junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñoom ñooy ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk ci série làkk yooyu ñuy wax littéraire mu ñaawlu nag ñàkk kon ba maanaam yamale fexe ba dooleel wàllu matière scientifique yooyu nga xamante ni maanaam dafa am solo lool ci agenda bi nga xam ne moom la ñuy wax transformation bi sàkku ci xam-xam lool nay compétence technique yi nga xamante ni dañ koy soxla ci wàllum secteur yi ñuy wax wàllum éducation di ko soxla ci wàllum secteur yi nga xam ne moo jëm ci wàllum mbokk agriculture laa bi wax mbay ak wàllum faju di wér-gu-yaram ba ci sax wàllum innovation di xarala waaye itam wàllum énergie ci gànjar googu ak mine yi ak la ci aju yëpp ngir ñu mën a am daal industrie bu dëgër boo xam ne am solo premier ministre nag daan kon daanay joxe ay digal ay instruction ministre bi ñu dénk wàllum njàng mu digg doome mi mu taxaw li ñuy wax délai yu diir bu yàgg lool mu lëj ma jaat naka la ñu mën a fexe ba taxawal ay jéego ci wàllum série filière S ak S1 ak S3 ñu gën a xarala waaye tamit ministre de l'enseignement supérieur tamit jox na ko ay ndigal ci mi dénk wàllum recherche ak innovation mooy mu lëkkaloo ak ministre bi ñu dénk wàllum formation professionnelle ñu restructurer li ñuy wax l'offre de formation pour donc l'aligner sur les besoins de l'agenda national de transformation maanaam ñu fexe ba li ñu bëgg ci agenda bi daal ñi ngi ci soxla nekk ñu dëppook série yooyu nga xam dana ci am solo lool ñu mën ko bàyyi xel ndax nag nee na objectif bi ñuy xaar ci loolee ngir nag taux de candidat ci filière technique yi ci 2,07% à 15% la ñu bëgg a dem au moins 5 ans ci juróomi at sax loole mën nañ caa àgg waaye ministre bi ñu dénk wàllum njàng mi ba tey kawe mi ak gëstu ga ak yokkute ga ca aju di innovation mu daal di taxaw li ñuy développé li ñuy wax les classes préparatoires aux grandes écoles ñu duppee ko kon CPGE maanaam ñu waajal bu baax kon loolee nga xam daal dana tax ñu gën a am ndongo yu géeju lool ci aliwo ci xam-xamu science yéen maanaam jëwriñ ji nag daal nay souligner li ñuy wax waajal li nga xam ne moo di taxawal li ñuy wax journée nationale des universités maanaam bëccëgu ñu jagleel daara yu kawe yi muy kon joxe mandat bi mu koy jox ministre bi nga xam ne moo ñu dénk wàllum enseignement supérieur ak lëkkaloo ci ak service yu nekk ci primature bi ngir ñu waajal bu baax a baax li ñuy wax la préparation technique ak logistique maanaam jumtuwaay yeeg xarala yi waajal ba bëccëgoogee ba ñu taxawal pàcc yi nga xam ne dana mën a tax daal ñu amal journée nationale boobee waajtaay yu nga xam dana ci am ba nga xam dana nekk bëccëgu ci ay résultats yi ñu cay xaar tukkee ci di recommandation mu nekk loo xam ne dana am ak suivi ak toppandal gu ci am ngir ak Sénégal gu jàkk. alors Abdoulaye Ndiaye defe naa bu njiitum réew mi noppee. waaw Elimane Jëwriñ ñu noppi. ministre yee ci des laataa ñuy tëj li nga xamante ni moom mooy xibaar yi tukkee ci conseil des ministres bi lan la ministre yi communiqué Abdoulaye Ndiaye. ministre bi dénk wàllum koom-koom.
ak lii di ñàll yu ñu lal ba di lëkkaloo muy wax économie plan ak coopération daan nay communiqué wax na ci lu jëm ci suqali koom-koom bi nga xamante ni dana am ci amal nañ ko jamono ji maanaam récent le développement économique récent waaye tamit fañ ci jëm ci ay jamono daana koy fësal bi mu noppee jëwriñ ji dénk wàllum jokkalante communication télécommunication ak numérique bokk na ci moom communication ma ngi ko jëmale ci le suivi des demandes sur e-Sénégal e-Sénégal bi ñu lancé ak fi ñu ci toll ci ñi nga xam ne ñu ngi ci am càkkuteef waaye jëwriñ ji ñu dénk wàllum njàng mu digg doomi mi àdduna ci li ñuy wax les évolutions envisagées du concours d'entrée en classe de 6e au moins maanaam ñu ngi waajal bu baax tamit mu ngi fësal communication ci xayma ak li ñu natt ci waajtaay li nga xam ne moo di l'examen wu ñu concours boo xam ne day tax daa ñu dugg ci 6e du moyen bi nga xam daal moo jëm ci classe yu digg dóomu yi nga xam daal am na ab l'examen bu ñu njëkk a def ñu wax concours d'entrée d'entrée en 6e ci moyen yi donc mu ngi ko doon fësal bi ñu jeexalee nag soxna si ñuy wax Marie Rose Khady Faye moom la ñu dénk mooy secrétaire d'État jégalool yëlimaane jawriñ ji waaye yore lëkkalante gi am ci bànqaas yi waaye tamit yore cadre gouvernement bi ñuy wax secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement alors dañu tëjee communiqué jërëjëf Abdoulaye Ndiaye noppi nañu ci communiqué maanaam bataaxal boobu nga xam ne tukkee na ci conseil des ministres bi ak leeral li am solo yi ngi ci def laataa ñuy tëj jotaay waxtaan wi nag dañuy ñëw ci commentaire yi deseen di ak yow ndax defe naa ne réew mi yëngu na yëngooti waaye surtout ci suñu secteur des médias ci coowal borom ñaari tur yi ndax démb promulgué nañ li nga xamante ne moom mooy loi gu bees gi guy durcir wàllu daan yi jëm ci mbiru borom ñaari tur yi ak képp ku ci wax nga xam noo ci war a wax koo koy jiñ tamit nga xam koo ci war a jiñ déjà sax defe naa loolu war nga ci indi ab taxaw seetlu ci côté des informations parce que nit ñi léegi xef-xep yi ñu ne diw borom ñaari tur taf ko ci réseau yi ba tuumaal ko ku ci mel ni Eumeu Sène yaa ngi dégg mi ngi doon teggi tuuma ba ne sax dina porter plainte alors Abdoulaye naka la ñu mën a jàngatee évolution dossier borom ñaari tur yi waaye tamit ñu mën a tàggale le vrai ak le faux ci wàllu fact checking parce que nit ñi léegi bu ñu la meree léegi sax Abdoulaye xamuñu luñ la xasee wala xamuñu luñ la waxal ñu xëy jiñ ci borom ñaari tur yi te defe naa ni loi gu bees gii képp ku ko jàng yow mii di gis nit di ko tuumaal wala di ko njortal na la leer ndax bu la leerul la ciy fekk ki ko def yow mii nga xamante ne yow yaay tuumalaate nar na la ci fekk Abdoulaye vite fait am na solo man dem bu ma déggee sax ñi nga xam dañuy wax ne maanaam loi bi dafay protéger ñi nga xam ne ñu di borom ñaari tur yi man sama ay ree daf may jàpp parce que tamit buñ ko defut tuuma gi dafay yomb lool parce que gis nga ko